suñu frère Jalkona di nuyu waa CREI di nuyu aussi suñu papa Diong monsieur Diong di nuyu aussi waa pôle emploi bi di nuyu aussi président d'association yi fi teew di nuyu waa Revaz di nuyu aussi tamit suñu mbokk menuisier yi fi teew di rafetlu aussi vraiment wuyu si bi nga xamante ni wuyu si ngeen ñu ko ndax aussi lii moom mooy motiver ndaw ñi pour ñu mën a jël ay initiative parce que jàpp naa ni comme ni ko madame le maire waxee mu ni woote bi dañ koo def à temps sans oublier aussi tamit di nuyu waa chambre de métier suñu papa xaaliwaar tey lii ñu initié nii balaa sax ñu ciy sori dañuy sant di gërëm suñu frère Mame Thierno mi nga xam ni moom moo ñu offrir cette possibilité ñu mën a am fit pour woote parce que jàpp naa ni le réseau des jeunes entrepreneurs du rek activité bii la ñu njëkk a def fii au niveau de Louga mais du activité bi rek la ñu njëkk a def fii ci salle bi ñu dajaloo tey di centre culturel bi on a réussi à former beaucoup de jeunes te nag formation boobu yëpp ñi nga xam ni ñi ngi jël initiative di ko teg ñun ñoo koy def ak ay bonne volonté yoo xamante ni dañoo am yéene partage seen xam-xam ak doomi Louga yi ci loolu la ñu initié woon benn sortie pédagogique jagleeloon ko ndaw ñi àndoon ak ñoom Kër Momar Sarr ci Prodac bi bi ñu fa demee it ñu fekk fa ay borom xam-xam ak ay ingénieur en agronome ñu toog waxtaan ak ñoom defal ndaw ñi benn tàggat ci lu jëm ci wàllu mbay foofu la ñu yàlla booleeg Mame Thierno mi toog parce que bi ñu demee fekk ko fa moom mooy ingénieur bi yor foofu lépp luy wàllu mécanique ñu waxtaan ak moom saafonte ak moom mu xamal ñu ne moom lu ko defee bokk parce que dafay am ay maam te fii la yaroo mu ne ñu donc loolu dinañu permettre bu ñu jugee fii tey dinañ mën a avancer ak yeneen activité tey moom moo indi tey mu initier lu mel nii wooñu ne ñu kat bu ma sañoon li ma leen waxoon ñu confirmer ko mu nekk loo xam dafay am continuité offrir ñu formation bii bi mu ñu ko offriree aussi comme on a l'habitude de le faire bu ñu amee benn offre dañ koy lancer sur les réseaux sociaux parce que bu ñu waxee entrepreneuriat wax branche yëpp entrepreneuriat Louga ñëpp dañ fii ñëpp dañu entreprendre maa ngi fàttaliku keroog li ñu fàllu wax xamul ñu ne même sëriñu daara yi d'habitude ñu ci ëpp ay entrepreneur lañu kon loolu rek ça veut dire que ni dafay confirmer que wax jooju que ni fii Sénégal ñëpp ay entrepreneur lañu rawatina fii ci Louga nga xam ni tey li fi gën a màgg tey wala li fi gën a visible tey base bi ko sooxee mooy entrepreneuriat ci la ñu lancé benn offre à tous les Lougatois jeunes yi inscrire bi ñu inscrire ci dañu toogaat waxtaanaat suñu biir ne et pourquoi pas comme gis nañ ni lancé nañ formation bi jeunes yëpp intéressé wu nañ ci te lii formation bi ci wàllu mécanique lay wax kon li ci ëpp solo est-ce que duñ ko orienter vers les mécaniciens yi nga xam ne ñoom dinañ ko mën a pratiquer mën koo jëriñoo ñu ne tey fii boo dee xool benn structure lañ fi xam boo xam ne am na organisé wu na affilié wu na fépp te mi ngi apporter askan wi njariñ boo xamante ni askan wi ñëpp a ko xam tey waa Revaz bu cérémonie yu mag yi jotee ba nga gis leen ci digg àll bi ñuy taxaw nit ñi seeram sax day daw parce que da ngay gis ñoom malgré leur maigre moyen dañuy réussir li nga xam ne moom mooy taxaw nit ñi te xaar ñu ci dara dañuy ñëw dépanner la te yàlla tax offrir la ko nga dem te pourtant bu leen neexoon du leen ci fekk mais ñoom it c'est des patriotes yoo xamante ni dañoo fas yéene jël seen métier yi partagé ndoo ko ak askan wi te ñooñu suñu ay frères lañ parce que ñun suñu réseau bi am na ay mécaniciens am na corps yëpp ñu ne nañ ko def en collaboration ak Revaz bi ñu demee seeti leen aussi ñu nekk ay nit ñu disponible mais ay nit ñu am yitte ak bëgg-bëgg ci li ñu yëngu amul lenn loo xam ni peut-être yéex na ci seen côté keroog la ñu engagé wu am ci réseau bi confiance ba tax tey ñu wuy si ñu te loolu c'est pas du tout facile ak fi réew mi toll parce que bu leen neexoon ngeen am beneen gis-gis wala ngeen am beneen taxawaay mais defu leen loolu tey loolu
bu lii amee tey autorités yi toog kilifa yi toog dañ leen di sant seen kanam di leen gërëm di leen ñaax tamit ci lépp lu ñu leen mën a jàppale ñu jàppale leen ko parce que Revage structure la boo xamante ni c'est reconnu par l'État te loolu ngeen di jëfal askan wi tey dañuy profité waale ci occasion bi pour sargal leen parce que loolu c'est pas du tout facile di leen xamal ne aussi askan wi reconnaître nañ seen taxawaay ak seen liggéey de même que jàmbaar yi fi toog yëpp parce que tey wuy si bii ngeen wuy si nii ñi fi toog ñëpp ay entrepreneur lañ dañoo bàyyi seen entreprise ñëw toog fii kon moo lay won ni li ñu tax a jug lu dëgër la fulla la ak fayda caaxaan lalu ko intérêt personnel lalu ko te leneen lëndamul ci gannaaw développement wu Louga moom moo ñu tax a jug te développement wu Louga jàpp naa ni ñun ñooy acteur fondamental yi nga xam ñun ñoo ci war a mën a taxaw te loolu laa gëm te loolu moom moo confirmé wu encore ku ñu teg loxo dinañu dem ku ñu tegul loxo aussi dinañu débrouiller pour dem parce que il est temps que aussi ndaw ñi xam ni li war a développer réew mi ci ñoom la war a mën a dépendre ñu moytu liñ ñuy faral di reprocher naan dañuy faral di occuper réseaux sociaux yi di wax lu ñaaw loolu ndaw ñi weesu nañ ci facette boobu ñi ngi ci facette du xool nan la ñuy def pour encadrer wante ñun suñu biir pour mën a trouver solution autorité bu ñu ci fekk si ñu dem autorité bu ñu ci fekkiwul tamit on va débrouiller parce que nous sommes des entrepreneurs kenn ku ne fa ngay xëy yaa ngi fay am benn revenu mu bëri wala mu néew te loolu bu ñu ko dajalee rek mën a initier benn affaire même bu fekkee ne suñuy autorité teewuñu pour dooleel ñu ñun on va essayer de se développer et que réew mi foofu la tollatuñ ci di xaar kenn parce que tey effort yi ngeen di gis fii yëpp le réseau des jeunes entrepreneurs en collaboration avec les artisans moo war a lii et que tey suñu taxawaayu autorités yi waroon naa gën a mën a fës fii parce que bu ñu ko jëful fii ñu ngi koy jëf ci folklore ñu ngi koy jëf ci loo xamante ni ñaari fan la ñuy yuux mu jeex te loolu dafay war a jeex il est temps que ñun ñu am conscient ñun ñu conscient xam lan la ñu bëgg moytu nit ñi dañuy utiliser pour di am visibilité te foofu la réew mi toll nos hommes politiques da ci am ñoo xamante ni dañuy jaar ci kaw askan wi pour di am visibilité wala di am fës te que loolu ñun ñoo ko war a freiner te ni ñu koy freiner moom mooy lan gëm suñu bopp initier lu mel nii gëm ko ku ñu ci fekk si dañuy dem ku ñu ci fekk siwul dañuy dem donc madame le maire yow mi fi teewal monsieur le maire bëgg nañ boo demee nga ne ko na gën a jox cër ndaw ñii nga xamante ni caaxaanuñu dañu liggéey bëgg nañ boo demee aussi li nga xam ne dégg nga ko fii ci doléance nga eggee ko parce que tamit ndaw ñi soxla nañ formation soxla nañ encadrement soxla nañ financement soxla nañ insertion te loolu ci yéen lañ koy xaar yéen ñi nga xam ni yéen a yor kàddu askan wi kàddu yooyu boo demee nga jàlleel ko xamal ko ni le réseau des jeunes entrepreneurs en collaboration avec les artisans lépp loo xamante ni c'est par rapport au développement ñun ñu ngi ci yoon bi di dem ku ñu ci dab ñu jël parce que loolu rek la ñu xaar ci yéen lii bi ñu ko initié amul benn service technique bu naan tey taxawuñ sa service yëkkati lettre jox la taxawuñ expliquer la idéologie bi ñu tax a jug ñëpp seeti nañ leen jël ay enveloppe jox leen jël ay invitation jox leen mais peut-être représentation bi war a am dëgg-dëgg sax xaw na des mais amaana xëy na ñoom dinañ ñëw ak seen ay excuses mais nag ñun moom dañ leen di confirmer rek que ni li ñu nekk ñi ngi ci suñu yoon te dañ koo gëm leneen li aussi di remercier suñu grand Jal Kona parce que vraiment ñëw na fi ak ñëw boo xamante ni sax amaana yéenam la ñëwee rek ak aussi bëgg-bëggam ak xolam bu yaatu Jal ñi ngi lay sant di la gërëm parce que mënoo toog fii ñuy waxta duñ la citer parce que aussi modèle de référence nga tey fii au niveau de Louga yow yaa fi njëkk am fitu jël yenn investissement yi di ko mettre en place waa Louga di ci jëriñu te amaana ñun ñëpp sax gis nañ conditions yi ngay débrouiller pour di ko réussir en même temps tey ngay gàddu drapeau wu Louga partout au niveau mondial lu ñu teg ci monde karaté tey Louga lay fanaan si c'est grâce à lui mu ñëwaat jël investissement bu am doole teg ko ci dëkk bi créer ay emploi mais aussi tamit di saytuwaale ndaw ñi pour que ñoom ñuy mën a am wér-gu-yaram ci seen yaram kon loolu bu ko Jal dee def tey mu toog fii tey dañ koy citer comme modèle de référence di nuyu aussi suñu collaborateurs yi centre de formation yi parce que yéen aussi vraiment amuñu seen fay yéen a ngi def lu ngeen mën pour di approcher nit ñi yéen a ngi def aussi tamit lu ngeen mën pour di soutenir nit ñi à ce que ñuy réussir seen ay projet kon ñu ngi leen di remercier bu baax a baax suñu jëwrin suñu directeur Abdou Diouf moom amuñu fayam
parce que tout ce qui est par rapport au développement boo ko ci woowee gis ko fa kon mention spéciale di nuyu waa CREI mais aussi di beral nuyu aussi suñu frère Fallou Niang bu génération Salih mais aussi tamit Fallou Niang bu CFP muy nit ku baax nit koo xam ni jàpp naa ni li muy liggéeyal état bi bu ko état bi xamoon dootuñu sonnati lu bëri parce que jàpp naa ni projet bu gën a noble wala projet bu gën a valeureux projet génération Salih ñun gisaguñ ko parce que ñoom ñoo ñëw initier un talibé un métier et que loolu tey état bi danaan toog di am ay soucis ci talibé yii tey nekk ci mbedd mi di taxawaalu talibé yii tey nekk ci mbedd bi di nekk ay victimes d'agression yu bëri tey nan laa def pour résoudre problème bi kon génération Salih ñoom ñëw nañ apporter solution bu leer nañ ci loolu kon bu ñu sañoon aussi yéen ñi nga xam ne yéen a fi teewal état bi ngeen wax leen ne leen ni nañu gestu génération Salih parce que ñoom ñooy fekk taalibe bu nekk daara di jàng ñu encadrer la accompagner la ba heure booy wàcc kaamil da ngay wàccaale ak sa métier te jàpp naa ne loolu bu ko taalibe bi amee rek bu génnee ca daara ja dina mën a am fu mu jëm kon Fallou ñu ngi lay sant di la gërëm di rafetlu aussi tamit sa taxawaay ci bis bi di nuyu aussi membre réseau bi yëpp di nuyu aussi tamit participants yi di leen ñaanal yàlla rek li ñu fi indi tey nekk réussite totale ba nga xam ni tey bu ñu fi jógee ñun ñëpp ñu gis njariñu formation bi parce que loolu moom mooy base bi dañoo woote pour sàkku xam-xam dañoo woote aussi tamit ngir am ay jumtukaay yu leer yoo xamante ni ëllëg fu ñu taxaw dinañ ko mën a génnee parce que formation bi dañ koy dérouler ci ñaari fan mais buñ génnee aussi tamit dañu am seen attestation te loolu yëpp jàpp naa ni c'est calé di remercier bu baax mbooloo mi di remercier suñu père Ibrahima Diong aussi moom it vraiment gis nañ taxawaay bi ak conseil yi di nuyuwaat ñëpp di santaan ñëpp di gërëm ñëpp